waaw man yàlla dafa def temps yëpp dama doon feebar donc événement yu bari maa ngi koy xool nii rek di ko suivre nag lu tax ma di ko suivre mooy dama commencé tiit ci sama réew réew moo xam ni la dama koo jàng xam ko dama koo jàng ci politique dama koo jàng ci histoire dama koo jàng ci sociologie muy réew moo xam ni dëkku tolérance la dëkku entente la dëkku yërmande dëkku diisoo nu am ñu nga xam ne nit ñu màgg ci histoire yi Sénégal ñoo liggéey ba Sénégal agsi fi lu tax mu agsi fi nag mooy saay bu ay nit demee ba déggootuñu mën nañoo jote mën nañoo xasante mën nañoo saagante mën nañoo dóorante dañuy toog waxtaan looloo tax Lamine Gueye ak Senghor juboo looloo tax Majmout Diop ak Senghor juboo looloo tax Mamadou Dia bi mu génne kaso dem si yàlla ji mu lu ne mu daj ko kaso Kédougou lu ne nag mu daj ko fa ba ñàkk ci bëtam mi ngi nettali ne bis dafa ñëw ñu opéré ko ñu ne na jël avion militaire même bis bi ñibbi ba médecin français bi nga xam ne moo ko doon faj dafa désolidariser wu ne moom du jël responsabilité ndax buñ ko defee ci avion bi mu dellu tension bët yi mën na koo gumbaloo ñu jël ko yóbbu ko biñ ko yóbboo mu fekk garde boo xam ne mi ngi doon gas pax te moom gëmoon na ne pax boobu ñu doon gas paxam la pour suul ko est-ce que dégg nga li ma la wax mu génn ne baal naa Senghor ku ma tooñ baal naa àdduna di dox Ablaye Wade ñëw Ablaye Wade lu ne parti de contribution la waxoon waaye moog waa parti socialiste fetal sax génn tiire bal Makka Koulibantang ba nit dee Senghor mosu koo tëj waaye bi Abdou Diouf ñëwee dañu reyante ba jeex dóorante xeex Abdou Diouf moo njëkk a tëj Ablaye Wade kaso keroog bi nga xamee ne tëj na ko réew mi léeg nit ñi jaaxle dafa wax Ablaye Wade nit dox diggante bi ne nañu dox diggante bi pour Ablaye Wade ak Abdou Diouf mën a waxtaan diggante bi sax lu taxoon léeg-léeg waxtaan di ci am dafa am Ablaye Wade dafa amoon xarit boo xam ni Fara Ndiaye da tudd kooku doon promotion camarade de promotion Abdou Diouf mooy papay Sibeth Ndiaye mi nekkoon porte-parole fii ci France République en marche Abdou Diouf Ablaye Wade accepté nu dugg oto xanti oto R4 mu mas ko pour bu ñu ko xàmme mu accepté dem fekki Abdou Diouf Popenguine bi mu demee keroog weeru koor mu ngi ànd ak Ousmane Abdou Diouf nekk ak Jean Collin bi mu duggee dafa ni ko ndokk sa bakkan Ablaye Wade ne ko du dara affaire politique rek la affaire àddina la nanu waxtaan ci réew mi ëpp solo Ablaye Wade duggaat na fi kaso
jiiñ nañ ko fi rey nit assassinat ne moom la keroog ba nga xamee ne colonel Diédhiou bi muy dugg Point E dafa couper courant timis mu dugg Ablaye Wade ni leen sama valise pare na may leen ma julli ñu ne ko duñ la may nga julli ordre la ñu recevoir dañ koy exécuter Ablaye Wade dugg ñu yóbbu conk bi mu demee conk keroog bi ko fa Mambassine ñaan fekkee dafa jooy Ablaye Wade def fa ñaari fan def na fa sax ñetteeli fan mu génn booba ñun ay ndaw lañu booba ñun nii rek suñu xol dafay gaaw a jóg xale lañ suñu xol dafay gaaw a jóg ma dégg Ablaye Wade ñu ne ko waa liñ la jàpp nit de quelques heures après ñu jàpp la jiiñ yóbbu la garde à vue mu ne c'était normal mu ne c'est normal ce sont les dispositions de la loi léegi terew ko mu duggaat ci gouvernement Abdou Diouf ñëpp di ko xas mu nekk ministre d'État sans portefeuille keroog bi yàlla tuddee ne te lu ne wax nañ ko moo tax ma wax ko sama gaañ yi ma àndal dénigrement amul njariñ xaste ŋaññ nit amul njariñ parce que Ablaye Wade lu ne jiiñ nañ ko terewul mu nekk président de la République du Sénégal. Mais ambassadeur. Le 26 mars léegi lu tax ma wax lii yëpp lu tax ma def rappel historique bi yëpp jàll. tey dama bëgg ñu parce que sama wax bariwul te xëy na du ma amati occasion bi. dama bëgg Sénégalais yi déglu. lu tax ma wax ko mooy waxtaan rek kese ak diisoo moo mën a régler problème fitna du ko régler doole du ko régler fitna réglé wu ko doole réglé wu Abdou Diouf dafa nangu dugg ci gouvernement Abdoulaye Wade dafa nangu dugg ci gouvernement Abdou Diouf ñëpp di ko mokkee mu ne Abdou Diouf léegi dañuy waxtaan ñu am code consensuel ñu def un code consensuel en 92 code consensuel boobu Abdou Diouf ne duñ ci dindi virgule code boobu mooy dox ba léegi élection bu jot rek ñu waxtaan élection bu jot ñu waxtaan Sénégal na war nañoo posé wu suñu bopp question adduna si boo ko gisee foo dem ba ci Europe wallon yeeg flamand yaa ngi xeex ñii nekk souche francophone ñii nekk souche allemand ñuy reyante boo demee ci Afrique di nga gis xeet di xeex xeet di nga gis catholique di xeex ak chrétien di nga gis jula di xeex ak bawli di nga gis nord di xeex ak sud mais ñun sunu politiciens yi ñoo bëgg a tas réew mi et puis nit ñi bëgg cee ànd ak ñoom nit ñi bëgg cee ànd ak ñoom ñoo nar a tas réew mi ndax immaturité politique réew lu ko lal lenn la bu amul dara mënta am mooy sécurité ak sûreté ñu ngi fowe suñu réew. mais balaa ngay dem Souleymane am sañ-sañ di wax ne diw dañ koo fekk tiire ko bal diw moo joxe ordre ñu tiire ko bal parce que Casamance est-ce que yéen a ngi est-ce que sénégalais yi ñu ngi def attention ci discours bi. voilà loolu sax bëgg naa nu ñëwaat si Souleymane mais balaa ngay sori xam nga da nga ñëw def benn rappel historique diggante président Senghor ak Mamadou Dia ñu wax Senghor président Abdoulaye Wade wax Abdou Diouf président Abdoulaye Wade fu mu toll nii bu ñuy wax si wàllum opposition ak tam pouvoir président Macky Sall la ñuy wax Ousmane Sonko leader Pastef tey jii mel na ni seen adversité jéggi na dayoo ñenn ñi sax dañu naan inimitié moo am seen diggante foofu tamit si tolluwaay bi tey jii ban analyse nga siy def. bon man xëy na li may wax ni dina bett ñu bari
petit frère man bi ma gisee Pastef mu taxaw dama cee kontaan xam nga lu tax ma kontaan. lu tax. Macky laa àndal de gouvernement am laa nekkoon de Sonko xamuma ko mosuma koo gis mosuma koo joxloo benn yoon la ma mas a fekk ci avion film dem waaye xëy na teyu ko mu film dem yoon bi ma ko nettalee maa ngi koy nettali sama yaay mu ne ma Arfan Bessir sa wëllëre maam la woon de ñoo bokk dëkk Ziguinchor yàlla defi tamit ki mu jébbalu muy wasilaam ne mooy sëriñam sama mag la waaye xamuma ko xam naa ni kenn ci sama mag yi tamit sama grande sœur yi xam naa ne grande sœur la koy woowe waaye xamuma ko ànduma ak moom bi nga ma laajee tamit bi ñu defee émission daaw dama ni la man de gis naa ne am na xarañ am na cawarte te am na pas-pas bi ma gisee Pastef lu tax ma kontaan ci dafa amul benn yoon rek la mas a am ci histoire yi Sénégal mooy AJ/PADS muy parti boo xam ne cadre réew mi jeune cadre réew mi ñu bëri dañ cee adhéré ñoom Macky ñi ñëpp ci lañ bokkoon ñoom Pape Abdoulaye Seck ñoom Eva Marie Coll Seck ñoom Makhtar Diop ñoom ñëpp ci lañ bokkoon mu nekk parti de cadre ñu mëne seen aventure ba fi ñu mujjee ñu bëri parti démocratique sénégalais absorbé la ma daal di wax ne parti bu am ay cadre débat de qualité lay indi ma ne ñun pouvoir bi ñun ànd ak Macky Sall ñii dinañ ñu challenger ci lu bëri ci wàllu économie ci wàllu société ci wàllu politique ci wàllu programme de gouvernement moo tax ma ni baax na parce que dafa baax ci démocratie ñu élever yëkkati débat mu doon un débat scientifique un débat technique un débat d'experts ma gis ci quelques personnes yoo xam ne tamit wax dëgg yàlla dama leen ku mel ne Diomaye dama ko bëgg parce que tey na yem na vraiment c'est difficile nga wax dëgg yàlla dama ko bëgg daal te am na ñeneen ay jeunes yoo xam ni c'est des jeunes bons c'est des jeunes brillants moo tax ma amoon ci yaakaar ma ne dinañ ñu challenger ñun dinañu obliger ñun ñu améliorer wu ñu perfectionner wu et puis dinañu interpeller te loolu commencé woon naa am boo gisee la nature des débats kooku nga wax Ousmane Sonko ni mu ko doon poser Assemblée nationale c'était intéressant waaye li ma gis diggante daaw géej ba daaw ak ren daf ma tiital réew dama wax ne kaaraange moo ko yor bu kaaraange amul parce que même les droits et libertés boo ko buggee exercer il faut que la puissance publique accompagne la man utuma réew mais kuy wut réew bëgg cee jot da ngay def attention ci li ngay wax nga xam institution réew mi lan la nga fonk leen li ci njëkk moo xam Modou Ndiaye la tudd moo xam Macky Sall la tudd xëy na yàlla mën naa def mu tudd Ousmane Sonko waaye nga jox ko cër ormal ko sunu charte réew dafa wax ne liberté sax bu nit am di wax daf ko limité te mooy liberté bu gën a mag la liberté de donner son opinion et la liberté de changer d'opinion daf ko limité xam nga lu mu ko limité dafa ne dans le respect de l'honneur d'autrui mooy ci kaw ñu ormal jàmbur
ci kaw ñu ormal jàmbur mais mënuloo xool Moustapha Niass nga am prétention diriger réew mi nga naan c'est un suceur de sang il suce le sang des Sénégalais te mu am doom wala xëy na sët sax boo xam ni boo moytu yanu tolloo waxambaane la wala góor la ni yow nga xool Aminata Mbengue Ndiaye di ko wax loolu di woo jeunes yi ne da nga soxla des jeunes pour ñu dem déloger un président de la République démocratiquement élu. Ça, c'est des erreurs. C'est inadmissible. di wax ne ay nit dañu leen tirer balle parce que ay Casamance la wax ne Moussa Fall moo joxe ordre man Moussa Fall du sama xarit de masuñoo juboo mais wax ne Moussa Fall moo joxe ordre gendarme mu dem rëy nit tirer ko balle réelle ndax li mu doon Casamance tey ñu découvrir ne kooku jaasee ko rek ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen di def te dañuy faral di wax liberté les libertés consacrées dégg naa benn constitutionnaliste mu ñëw wax jeune bu xarañ sax mais dañuy fàtte yu nga xam ne charte réew mi tamit dafa wax ne ku ko def loi dal ci sa kaw les groupements dont le but ou l'activité serait contraire aux lois pénales ou dirigée contre l'ordre public sont prohibés. Article 9. Toute propagande régionaliste pouvant porter atteinte à la sécurité intérieure de l'État ou à l'intégrité du territoire de la République punie par la loi. Article 4. Il y a des dérives, il y a des erreurs yoo xam ne parce que ay xaste ay ngañante même ay saagaate du tàq mais bu nu fragiliser sunu état sunu réew Sénégal. mais excellence am na tamit suñ ko fee dégg ñu dégg ko ëllëg dinañu fi teg base yoo xam ni lii xew ci yeneen réew yi mooy xew Sénégal te masuñ ko fee xalaat ñun ñëpp sénégalais la. excellence ñun ñëpp sénégalais la kenn amul droit taxaw di wax ne diw dañ koo rey lu tax naka la nit moo waxee ne lu tax demuñu Mbàkke rey lu tax demuñu Ndar rey ñu dem Casamance rey nu ko nit mën a waxe 24 personnes ñoo dee 2011 entre 2010 ak 2012. ñoom Sina Sidibé ñoom yënguwaat ca yëmbal Sina Sidibé ca ak ñeneen ba ci Mamadou Diop ba ci Sangalkam duñu ay Casamance. L'adversité ne doit pas autoriser lu mel noonu nit waru koo waxee mais tamit am na di saaga nit ñi ku ànd ak Macky nga ne kuti la nit am na droit ànd ak di tey suba du ànd ak keneen moom ñi mu àndal am na ci ñoo xam ne dafa waxoon ne du leen jël téléphone. Un ancien président man Ablaye Wade xeex naa ko façon bu ne parce que nag daf maa génne sama réew dàq ma fi ñu sot ma génne ay journaux di ma saaga guddeeg bëccëg dañoo saaga sama yaay ba mu feebar. dañoo saaga sama yaay di ko menacer dañ lay rey bu changer téléphone ñu jël beneen ba mu mujj feebar jógul puis élection yi passé dama ko woo ñu waxtaan am na ñu ma fi doon man déglu leen sama agression 25 juillet 2007 déglu leen saaga yaa ngi ci ginnaaw ay ministre ñoo ma doon saaga ndey bi ma leen gisee bi ma ñëwee Sénégal gis leen dama leen lëng ñu waxtaan maa njëkk a dem publiquement ma ne nañ bàyyi Karim Wade na ko président baal. mais Souleymane
parce que bu ñu defee leneen Sénégal du ci jóg te keneen ku bëgg a téye réew mi doo fi fekk réew man maa la ko wax. Souleymane parce que nag ñu ngi exacerber les identités di dresser les communautés les unes contre les autres. man lii masuma dégg ma waxee ni masuma dégg sax ma addu prononcé wu ci affaire. mais tamit Souleymane est-ce que yéen amoo leen ci part de responsabilité parce que récemment am na ku ñu jàpp ñu ne rebelle la mais si ni ñu waxee ay observateurs yu bëri dañoo jàpp ne Derechef dañoo bëgg a mettre def le lien entre ki ñu jàpp mu tudd Ousmane Diatta ñu ne Ousmane Kabiline Diatta ak Ousmane Sonko moom sax wax na ko est-ce que tamit loolu bokkul ci li gën a exacerbé fu mu toll ni situation bi ñu toll nii. Bon man du ma joxe leçon encore une fois.